Fatou Bensouda mooy ki nga xam ne mooy procureur général bu CPI nekkoon ci réewum Sénégal di fi liggéey nag dellusiwaat nag si ay xew-xew yoo xam ne amoon na fi ci réew mi si weerum mars bi nga xam ne moom la ñu génn jàppante yu métti yi nga amoon ci mbiri Ousmane Sonko yi nga xam ne moom moo ko daal di jur loole nag dellusiwaat na si ak ñi nga xam ne moo di plainte ba ñoom Ousmane Sonko xam le woon ne danañ ko daal di yóbbu sa kanamu CPI waa CPI nee nañ jot ñi kayit waaye du plainte ndax ay information yu ñu tudde ñoom article 15 la ay leer lam nañ ko teewlu xëy na si biir xibaar yi laata ñu koy buural ak Abdourahmane li ma fa teewoon ak yeneen i poñ yi nga xam te ne bi del si waat na ci coowal suuf di wéy sa diwaanu Tëngéej bi yoon nag Tëngéej yi nga xam ne moo fere sa bët li nga xam ne moo di gànnaar bi la ñuy amalee coow loole nag si wàllum suuf askan wa daal di génn di ñaawlu ñi nga xam te ne bi dañoo jàpp ne ña fa nekk ay documents yu baaxul la ay promoteur immobilier la ñuy joxeñ baaraamu tuuma Mamadou Diop Thioune kenn na si askan wi di au conseil collectivité territoriale ñu teewlay kàddoom ak Babacar Seck. président de la République nag ñun dañoo egg foo xam ne tey bàyyi nañu wax ji dañuy xeex mu jaral ñu ko nag parce que nit noppi genn gi complicité la. on bu nekk borom ak ay fayu dafa am état lu ñu seq mu ak fu ñu yem suñuy suuf duñ ko jël di ko exploité ñoom ñu ko jël di ko jaay ci mu leen neexee te du dara ju mu jëfeel léegi nag wax ji jël la récréation est terminée comme buur du àtte ku def tribunal déposer ay dossier ñu war la àtte ñoo te ko jël kii tooñ di ko ngeen ba mu ñëwaat ci terrain dafa am ko koy jàppale ñun am nañ ku ñuy jàppale am nañ fit ak nu ñu toll loolu laa bëgg a wax ne mbéeru Sële Ndoye 960 extension ñu bind ko 18 novembre 1952 mais ma nga xamal ne que faux document bi ma yor nii lu mu leen jaral na ko bu leen buur àttewul dara dal tuur fi ñu àtte leen suñu bopp ñun loolu laa leen bëgg a wax rek mu jeex tàkk te maire yi nag xam nañ li may wax ak ñoom te ñi ci laal maire bu mu ci doon na nga delloo kayit yi nga xam yaa ko defoon ana délibération si kaw titre foncier loolu dafay dakk bu ñuy jàng ñun jàng nañu xam nga ne amul benn yoon bu mayee nit duñu délibéré ci titre foncier jàmbur te famille yu nekk di dund ñuy ut ay famille di leen déclarer dans le faux usage de faux fonds en utilité publique def ay état de concussion parce que jëcc bokk d'administration lépp lu ñu def ko yoon santé leen ko état de concussion la comme nag y a une impunité bien structurée nous allons prendre une réponse structurée pour attaquer qui que ce soit sur nos terrains. ñu doon ko doon jiñ ci boppu xibaar yi maire bu Yoff di Abdoulaye Diouf Sarr daal di xeltewoo yeesal yoon wi nga xamante ne bii moom la ñu duppee moom moo nekk sa cité Djily Mbaye ndax yoon la boo xamante ne bii dafa mel ni niñ ko doxalee baaxul war nag ak coppite war day am mu génn lu toll si ñetti téeméer ak ñeent fukki millions ñi nga xamante ne bii ñoo koy liggéey nee nañu liggéey ba fii ak juróom benn weer dina yemb ñu dem xool yi tolluwaay liggéey ba ak li nga xam ne moo jëm si waajtaay ak li nga xam ne noonu lañ ko dooree si teewaayu Mame Seynabou Baba ak Augustin Mandagne. maire wu Yoff Abdoulaye Diouf Sarr lancé na tey travaux yi nga xamante ne dafa jëm ci defaraat tali yi nekk cité Djily Mbaye projet bii nag nga xamante ne def nañ ci lu ëpp 300 millions li ko tax a jug mooy defaraat tali yi. travaux yi ak contrôle bi yëpp mu ngi jar autour de 360 millions donc loolu la ñuy investir pour réhabiliter entièrement toute la voirie de cité Djily Mbaye ba pare defar trottoir yi defar assainissement bi. muy maire Yoff ak ñi nga xamante ne ñoo fay yeewoo kontaan nañu loolu te yàkkamti bii le projet pare. di wax ne gis ngeen population nu ñu kontaanee Djily Mbaye dana nekk cité bu am solo boo xamante ñu ngi fay def tey voirie bi mais ñu ngi fiy pare def leneen. yeneen projet ñoo ngi ci yoon bu ñu sukkandikoo ci maire ak jëriñ ju ñu dénk wàllum wér-gu-yaram moom nag li ko tax a jug mooy fexe ba Yoff bokk ci juróomi commune yi gën a développé ci Sénégal. fekk ñetti weer danañu inaugurer le stade de Yoff muy lu am solo loo xamante ne sportif ñu ngi koy xaar danañu aussi réaliser te fondation yi d'ailleurs commencé na jóg benn maison d'enregistrement pour tous les musiciens de Yoff muy quand même projet boo xamante day dëgëral culture bi ñi taxaw def le pavage parce que Yoff dafa am un objectif d'une commune zéro ensablement. projet bii nga xamante ne li ko tax a jug mooy defaraat tali yi dafa bokk ci projet yu bëri yi nga xamante ne maire Yoff amal na ko li ko tax a jug mooy fexe ba nu muy def ba ñi nga xamante ne ñooy yeewoo Yoff nekk ci ay conditions yu baax. ñu leen ko doon junj ci boppu xibaar yi ak si biir xibaar yi it Fatou Bensouda mi nga xamante ne bi mooy procureur général bu CPI daan nay àddu si xew-xew yi nga xamante ne bi amoon na fi si réewum Sénégal si weeru mars ak jàppante yu métti yi fa amoon li si tukkee woon nag di Ousmane Sonko mu yëgle woon ne dinañu kalaame si kanam yoon nguurug Sénégal waa CPI ñoom CPI nee nañ jot nañuy kayit waaye jotuñu benn yoon plainte la ñu jot di information boo xamante ne bi ñoom ñu ngi ko duppee article 15 loole nag dellu si waat nañ si ak li nga xam ne moo aju si boobule yooyu la information
waaye tamit moom Fatou Bensouda dellusiwaat na si li nga xamante ni bi moo di taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy am ngir xeex li nga xamante ni bi wala man jàmm dellusiwaat diggante Palestine ak ñi nga xam ne ñoo di Israël daan nañuy ubbi ab l'enquête ngir xam dëgg mbir yi fa mu féete ndaje moom mu amuloon nag taskatu xibaar yi fekk woon nañu ko Abdourahmane Ly ak Seydina Mbaye. dëkk bu njëkk bu mu visité gannaaw bu ñu ko tabbee nekkit dëkk bu mujj bu muy visité gannaaw bu mandaawam di waaj a jeex niki procureur général bu CPI mbir yi fi xewoon ci weeru mars gi ñu génn rëccul benn yoon Fatou Bensouda plainte bu ñu xamle woon ci ndoddal nguuru Sénégal ci CPI yooyu xew-xew moo ko waraloon jamono ji bu ñu sukkandikoo ci Fatou Bensouda ci càmbar xibaar yu ñu jotoon ci xew-xew yooyee lañu tollu. yéen da ngeen naan plainte waaye ñun cour pénal liñ koy ooyee mooy article 15 nga xam ne ku nekk mun naa jóg yónnee CPI ay information ne waaw lii kat a ngi xew buñ jotee information yooyu yëpp foog ñu vérifier ko dinañ seet fii kii binda ñu seet boole yëpp seet ndax vraiment lii lu cour pénal war a seet la wala déet ci foofu lañ toll fi mu nekk gis nañ kii am na ñu bari ñu binda di ñu wax événement yi li xew ak yooyu ñu ngi koo seet. ci beneen wàll wi CPI tijji na ab l'enquête ngir xam kan moo def lan ci coow li nga xamante ni mu ngi wéy diggante Israël ak Palestine Fatou Bensouda ngi yégle sax ni waa Palestine ñoo njëkk saisir CPI ci coow loolu niki 2015 wante balaa CPI di saisir ci dossier boobu faw mu leeroon que ni xibaar yi nga xamante ni jotoon na ko yu leer naññ la. xam nga ñun foog dañu war a am ay preuve daal ak ay information lu wër pour wane ne cour pénal wax dëgg yàlla compétence am mu nga fa pour ñu mën a commencer bi loolu leeree nag ba set ci man ak suma équipe ci laa dem ci juge yi wax leen ne leen foog naa ne daal critères yi yëpp rempli na pour ñun ñu dugg a Palestine def enquête juge yi nag mars bi passé rek la ñu décidé après 2 ans presque bi ma laajtee loolu ba tey wax ne waaw pour ñun am nañ procureur ak équipe am nañ kii bi pour mun a dugg Palestine. jëm ci li xewoon ca Côte d'Ivoire ndax ñàkkoon ay preuve ay àttekat dañoo décidé woon seetal ki fa nekkoon njiitu réew ma di Laurent Gbagbo ak jëwriñ gi ñu fa dénkoon wàllum ndaw ñi di Charles Blé Goudé mu nekkoon affaire bu yombutoon a lijjanti di xamlewu procureur général bu CPI. def nañ foog naa presque 2 ans waaw anyway passé na daal 1 year ñu di ko seet ba finalement même juge yi ñoom seen bopp mënuñoo d'accord di nga gis ne ñetti juge ne waaw ñëleem ñoo am dëgg ñaari juge ne déedéet procureur a am dëgg so loolu moo xew waaye man fi mu nekk nu mu munti mel comme majorité bi mooy ñett ñi contre ñaar ñi ñoo wax man li ma mun a def rek mooy ma respect seen décision dem na ba appel bi fa mu war a em na fa jeex na ñu passé loolu dem ci leneen. procureur général bu CPI ñëwaatoon na itam ci daan yi nga xamante ni nguuru Donald Trump tegoon na ko ci ndoddam Fatou Bensouda ñaawlu na gàllankoor yi ko daan yooyu juraloon ci wàllum liggéeyam rawatina balaa nguuru Joe Biden di soppi lu ni mel. Abdourahmane Ly Fatou Bensouda atum 2012 la takkoon demal tànkam ni procureur général bu CPI def na fi juróom-ñeenti at ci weeru juin la daal di lay jeexal li nga xam ne moo di mandaawam ki nga xam ne moo di doomi britannique ji moo koy wuutu di Karim Khan moom nag Fatou Bensouda ay waxtaanam li nga xam ne dellusiwaat na ci mandat bi ak li aju ci loolu lépp dina ci yaatal mu gën a yaatoo ci janoo bi nga xam def na ko ak Alassane Samba Diop da ngeen ko mën a teewlu ni ki ëllëg ci question directe bu 14h jotee ñu wéyandi ci xibaar yi wax li nga xamante ni bii moo jëm ci diwaanu Ndar Géej ak ñàkkum ndox mi nga xamante ni bii amoon na fa ay bés yi ñu génn dinañ fa samp ñaareelu piscine ndox loole kàddu yaa ngay tukkee ci jëriñ ñi nga xamante ne bii moo jiite ONAS di directeur général ba SONES bon ci ab loolu boo xam ne amal nañ ko foofee ci diwaan ba ngir saytu lépp lu jëm ci wàllum ñàkkum ndox mi ab CRD ngir mën a taxaw nag ñi nga xam ne ñoo di askan wi ak laaj gu métti gi nga xam ne ñu ngi koy laajam ndox la ñeen di jox dafa mel ni dafa néew ñu dem ba nar fekk fa Momar Alsiniang ak Mactar Seck. dalal na daje bu mag ñu jagleel ka nag naka la ñuy fexe ba indi kaaraange ci séddale ba ndox mu sell mi am na nag ay mesures yu am solo yoo xamante ni kilifa yi SONES yi xamle nañ ko ba ndaje la jeexee. Depuis 1 an gouvernement bi
ànd seex ay partenaires am technique am waa banque européenne pour indi ay financement fële sa Kolda Kaolack ak fii si Ndar si Ndar ñu mobiliser lu toll si fukki milliards ak juróom si suñu xaalis pour mën a indi ay jumtukaay yu bees ay jumtukaay yu mucc jamono ay jumtukaay yoo xam ne dina permettre aussi non seulement ñu yokk ndox bi nga xam ni moom mooy jëm si kër yi ñu yokk tamit mbalka yu mag yi nga xam ne fa la ñuy dencee ndox mais surtout li am solo mooy ñu sécuriser ko. xibaar yu nu mel nag mi ngi agsi jamono ji nga xamante ni ci ay bés bi ñu génn diwaanu Ndar amoon na ay jafe-jafe yu tar ci wàllub joxe ndox moomee mu nekk nag mbir mu nga xamante ni yaakaar na ni projet bi bu anto dana ci indi saafara commune bu Saint-Louis di rafetlu initiative bu nu mel. lii ñu wax nag ni moom la ñuy def ñun dañ ci sant yàlla wante foo fekk liggéey bu ngande dana am ñu nga xam ni daañ si am ay lu nga xam ne daf leen di gaañ loolu nag ñun dañu taxaw ak ñoom pour ñu xalaat naka lan koy defee ba nga xam ne ñooñu duñu si yëg lu bare looloo tax bi projet bi génne rek mat na léegi ñaari weer maire teg na def na benn arrêté bu nga xam ne mairie bi ak service technique dañ si ànd ak population yi nga xam ne ñoom ñooy impacté pour ñu xool waxtaan naka la ñu mën a defee projet bi ba nga xam ne gaañu du si am wala bu si amee yi tamit du bari. askan wi ñoom ci seen bopp fi mu nekk nii am nañ ci yaakaar loolu ci projet bi ñu dégg te jàpp nañ ni buñ ci jógee mbirum jafe-jafe ndox dana leen woon ginnaaw. jóge Ndar wutali Sédhiou wax ci ndox mi ba léegi waaye bi yoon ci ndox mu bon mi nga xamante ni bii day wal loolee nag waa ONAS taxaw tem ngir saafara ko wala tànki nemeek yi nga xam ne ki jiite ONAS di docteur Ababacar Mbaye amal na ko foofee saytu liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci wàllum assainissement fu mu toll waaye tamit li nga xam ne moo jëm ci waajtaayub nawet bi nga xam ne daanaka suñu digganteeg moom ñaari weer moo ci dox ñu dem ba Sédhiou fekk fa Ousmane Demba. jeexteelu tukki nemmeeku bi mu amal ca Sédhiou alkamisa gi njiitu ONAS wane na mbégteem lu jëm ci avancement liggéey canalisation bi nguur gi tàmbal. mën nañu wax ni rek projet bi nga xam ni président de la république jagleel na ko Sédhiou d'un montant de 1 milliard 200 travaux yi avancé na bu baax a baax 95% réalisé li ci des mooy ay portion. kii di docteur Ababacar Mbaye mi nga xam ne ñaax na entrepreneur yi fexe ba lépp mën a pare balaa nawet bi di ñëw gis na ni tamit ay jafe-jafe am nañ ci yeneen bërëb. Julkunda cimetière boobu pratiquement nekk na une contrainte pour ñu mën a finaliser portion bi nekk foofu ci canalisation parce que ay engins mënu fa dugg parce que am na ay tombeaux yu fa nekk li mu mën def mooy liggéey avec manuellement li des mooy 150 mètres yoo xam ni donc war na ko finaliser pour que ndox mi su ñëwee rek mu mën a déverser au niveau donc des rivières beneen bi mooy canalisation bi nga xam ne moo nekk fii nga taxaw nii mooy canal 10 fii aussi dafa laajte ñu continuer liggéey bi donc sur une portion donc de 150 mètres pour na ndox mi mën a dem ci rivière. ngir dalal xel askan yi ci mbirum inondation ak tamit jafe-jafe yu faral di jànkonteel ci jamono yu nawet directeur bi di fàttali nguur gi jëloon na ay matuwaay yu bees. Sédhiou am na li ñuy wax plan directeur d'assainissement réalisé nañ ko depuis 2019 te horizon bi c'est 2040 dafa nekk loo xam ni benn document bu ñu xayma lépp loo xam ne ci mbirum assainissement ci biir Sédhiou proposé nañ ko système gestion ndoxu taw bi ak système gestion ndoxu kër yi li ñu des mooy xool naka la ñuy tuddee financement bi pour continuer cette première phase là. ñii di waa mairie bi rafet nañ bu baax taxawaay nguur gi ñoom tamit pare nañ di béy seen waar ba askan yi mën a jariñoo bu baax jumtukaay mi nga xam ne dina indi coppite ci xar kanam dëkk bi. jumtuwaay bu nar a indi coppite ci njàngum ndongo yi ci diwaanu yenn di ab cantine scolaire bi nga xamante ni bii dinañu am waañ wu mag boo xam ne mooy toggal commune bi yëpp leewaan nag daloon nañ ko niki démb lu toll ci fukki million lañ ko def dina jàppale bu baax ndongo yi ba ñu gën a mën a dina far toog ci biir daara ñu dem ba yéen fekk fa Babacar Seck. fexe ba élèves yi mën di añee ci biir école yi ci commune bu yenn jëmmal nañu ko ak ubbite waañ bu mag bi nga xam ni fa la ñam yi di jógee. waañ boobu dina tax ndongo yi nga xam ni ñu ngi jógee ci fukki gox yi nekk ci biir yenn am lekk gu mucc ayib mu mën leen may ñu def résultat yu baax ci l'école bi. xale yi bu ñu génnee war a taxawaalu wala di wut lu ñu lekk ñu jox leen ñu lekk parce que li ñu gis mooy xale bu fekkee mu ngi lekk bu baax bu xiifee am lu mu lekk buy jàng xelam dana nekk si njàngam te résultat yi wane nañ ne bu fekkee xale bi mu ngi lekk normalement résultat yu baax lay am. ngir wéyal liggéey bi jëm ci cantine scolaire yi commune bu yenn mu ngi tàllal loxo ñu nekk ci gox bi waaye it way juru ndongo yi. taxawal nañu cantine bi cantine scolaire cuisine bi taxaw na waaye nag il faut que ñu def tout pour que mu wéy pour que mu continuer parce que ñi ñuy jàppale am na foo xam bu ñu fa yeggee mu di partenaire dañuy taxaw bu ñu taxawee nag pour que mu continuer il faut que ñun conseil municipal bi continue di si jàpp parents d'élèves yi jàpp si mais surtout ñi nga xam ne yàlla baaxee na leen ñu am as tuut
léegi ñuy génn xaalis di ñu jàppale te déjà tàmbali nañ ko parce que tey rek biñ fi laa jóge am na ay nit ñoo xam ne nee nañ joxe nañu xaalis joxe ay chèques am na ñoo xam ne aussi dinañ joxe ay légumes wala ceeb loo xamante ne day continuer. waañ yu mag yooyu ñu teg jëmale ko ci daara yi bokk na ci programme bi nga xam ni conseil départemental bu Tëngéej fent na ko jëmale ko ci l'école yi loolu ñu ànd ceeg GRDR agence française bu développement ak SICODEV. waaye yéen daloon nañu aw waañ Mbadakhoune ak fi nga xamante ni bii moo di Guinguinéo ñoom it daloon nañu ay jumtuwaay yu toll si juróom yoo xamante ni bii amee nañ ko si njàppandalu waa PADES ak ñi nga xam ne ñoo di coopération italienne ni ki démb ki nga xam ne moo di jëruñu yor wàllum njaboot gi ak tuutànk yi moo ko daloon di Salimata Diop Dieng dellusiwaat na nag si jumtuwaay yooyu ak ni nga xam ne war nañ koo taxawee si wàllum wér-gu-yaram ak yeneen i bànqaas yu feccanti ko ñu dem ba Saloum fekk fa Adama Sarr ak Assou Mbaye. ab poste de santé ab école élémentaire ak lii di ab case des tout-petits moom nag la ñu amal fi nga xamee ne moo di ci Mbadakhoune ak Guinguinéo loolu la nag kuréel gi di PADES moom moo ko dal di amal lañ ci jublu nag moo di fexe daal boo jàppale ñi nga xamee ne seeni loxo jotul seeni ginnaaw. programme bi day tabax mais bu tabaxee ba pare da ci yokk équipement li mu ciy ut nag mooy fexe ba libérer potentialité jigéen ñi ñu mën a am ay def seen yeneen activité socio-économique pour les permettre de sortir de cette situation de vulnérabilité loolu nag moom moo tax programme bi ñëw ci commune yi nga xam ne moom lañ tuddee suñuy commune prioritaire dans le département de Guinguinéo ñu am ci Mbadakhoune ak la commune de Guinguinéo. maire bu commune bu Mbadakhoune nag di rafetlu li ni mel moom nag mu jàpp ne askan wi lañ ko defal. mu mën a indil askan bi loolu dafa leer parce que askan bu am fu mu jàngee am fu mu fajo mais lu mu indi leer na nañ bon yeneen partenaires ñoo ngi mais PADES bi day accompagner aussi femmes yi ci seen i liggéey parce que dafa prévoir ay financement yu bari. je pense que financement boo xam ne day jëlee de 100 à 25 millions après loolu mooy doon deuxième phase donc am na solo loolu. commune bu nu mel. tabax yi nag ñu ngi ko xayma ci 200 millions ak lu tegal jëwriñ gi nga xamee ni nag moom lañ dënk wàllu ko jigéen ñi njaboot gi ak ñii di tuut tànk yi nag gis ne nag li ni mel jigéen ñi ñoo si nar a gën a jëriñu. dina des nag ñetti infrastructure am solo benn bi nekk centre de santé benn bi nekk école élémentaire. benn bi nekk centre d'éveil communautaire loolu dafay wane ne taxawaayu président ci réew mi jël na ñëpp waaye nag ñi ci gën a am solo mooy ñi nga xam ne ñoo nekk au cœur mooy jigéen ñi parce que bu nekk case de santé centre de santé jigéen ñi tax ñu def ko bu nekk centre de santé fexe nañ ba jigéen ñi jafe-jafe yi am tey jii bu ñu waree mucc mu wàññeeku jafe-jafe yi am na jël en charge seen santé njaboot mu wàññeeku waaye aussi ñu def école boo xam ne dañu jàngal xale yi parce que l'éducation avant tout soo bëggee ma waxee sa réew ni mu doon ma fa say aw ndaw ni mu doon xale yi dañu di jàngal. ci fàttali nag projet yi nga xamee ne daal dinañ ko taxawal fii bu amee nag yàlla ak ndimbalug réewum Italie la. Adama Sarr Saloum ndajem daloo ay jumtuwaay ni ki démb si Ndakaaru amal nañu beneen ndaje boo xamante ne bii dañ ci doon fësal gaaral si ab téere ki ko bind di ab saabalkat waaye tamit di bindkat Mamadou Ibra Kane mi nga xam ne mooy jiital groupe bi nga xam ne moo di E-Media jël si waat si diggante réewum Sénégal ak ki nga xam ne moo di Nelson Mandela lay aju si secret yi nga xamante ni bii yu mag la yu mu ko daal di saabale si yooyu looy yi nga xam ni fësal na ko ni ki démb ndaje la nag fekke woon nañu ko ay kilifay diine kilifay aada ak mbooleem kilifa yu feccante ko si réewum Sénégal ngir dellusiwaat si njëriñu boobulee téere dañuy ànd ak ki nga xam ne moo teewoon sa ndaje la Amagor Robert Niang ngi nettali ga ci teewaayu mbooloo mu takku bokk na ci ay kàngam waay politique yi diplomate kilifa diine yi ak sax ñu ràññee ci tàggat yaram si lañu amalee ndaje ngir fësal bile téere ku si jël kàddu di rafetlu téere bi di rafetlu itam liggéeyu ki nga xam ni moo ko xaatim di Mamadou Ibra Kane. mais ce livre de Mamadou Ibra Kane. téere bi Mamadou Ibra Kane bind day firndeel jubóo bi am ci Afrique waaye itam day fàttali jubóo bi am ci diggante Sénégal ak Afrique du Sud ci diggante Sénégal ak Nelson Mandela waaye ci diggante njiitu réew yi ci boo xoolee li fi dajale tey nguur gi ak kuje gi day wane ni suñu réew mi rafet na lool te it jàmm rek a fi am. et que nous n'avons pas le droit de faillir et que nous devons réussir. ay kaddu ay seede waaye tam yenn saay ay tagg daal dee jépp.
Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall daanaka Sénégal ak Madiba taarixu jokkalante bu yàgg la. li ni mel ki nga xam ni moo di maître Aïssata Tall Sall di jëwrin bu ñu dénk wàllum bitim réew di ko fàttali. Petit pays, porte ouverte sur l'océan. En Afrique de l'Ouest. dëkk bu ndaw ubbeeku ci géej gi ci Afrique sawdiane tax nit ñu ñuul yi ak nit yu weex yi Afrique du Sud mën a toog waxtaan. Rencontre sur cette terre. ndaxte loolee nekkoon na lu jafe bu fekkee ni ñu weex ñooñee ñu jëmbal guur ga ñu ñuul ñi Nelson Mandela mënuñu woon déggoo wante nag Sénégal jëmbal na boobu lay déggoo. Condamnation perpétuelle à ne jamais se rencontrer pourtant le Sénégal l'a fait. lu weesu ki nga xam ni moo di nit ki di Mandela ay jokkalanteem ak réewum Sénégal Mamadou Ibra Kane mi xaatim bile téere di xam leen ni am na leneen. En plus, question de justification, je n'ai pas seulement écrit sur Mandela. binduma rek ci Nelson Mandela waaye lëkkaloo bi doxoon ci diggante moom ak suñu réew ma bind ko ci français tekki ko ci anglais loolu yëpp nag day firndeel mbëggeel bi dox ci diggante Sénégal ak Nelson Mandela. Et de raison entre notre cher pays et le grand Madiba. kilifa diine kilifa politique diplomate ak kàngam yu nekk ci daara yu kawe yi mbokk yi am ni jàmm yi daanaka kenn desul ñëpp ñëw teewe ndaje bile ñu doon fësal téere bi nga xam ni Mamadou Ibra Kane bind na ko dëxëñ ci jokkalante Sénégal ak ki nga xam ni moo di Nelson Mandela bile ndaje nag ay séance de dédicace ñoo ko tëj. Amagor wax nga ko ndaje ma ña fa daje woon di force ngir bindkat bi saabalkat bi Mamadou Ibra Kane dellusiwaat ci ab soññe goo xam ne jëm na si ñi nga xamante ne bi ñooy way politique yi moo xam l'opposition bi pouvoir bi wala bon ñi nga xam ne ñoo fari si askan wi di société civile bi parce que askan wi si boppam ak déggoo goo xamante ne bi lu mënta ñàkk la ngir lu jëmale réewum Sénégal kanam consensus la ko nasaraan di tuddee ay kàddoom ak i soññeem ñu teewlu ko Mamadou Ibra Kane. Saisissant cette opportunité, la présence de l'ensemble de la classe politique sénégalaise. man nag damay profito ci li nga xam ni moom moo leen dajale fii yéen ñëpp classe politique bi di wax ni nag jàpp naa ni lu mu yées am na lenn rek li nga xam ni moom moo war a tax yéen ñëpp ngeen bokk ndey bokk baay muy nguur gi wala kujje gi. Pouvoir comme opposition, société civile. loolu itam dama koy wax ñi nga xam ni ñoom ñooy citoyens yi société civile bi ak ñëpp ñi nga xam ni dañuy yëngu ci wàllum caada li ñu war a boole moom mooy li nga xam ni moom mooy diplomatie sénégalaise bi wala sax dama naan sunu màggaayu réew ci àdduna bi dañoo war a def sunu kéemtalaay kàttan ngir fexe préserver loolee. Sois grand et reste grand. ñu wax lu jëm si wàllum xët yi nga xam ne yëglekaay bi nga xam ne l'info bind na ko mu fas si ayubés yi dellusiwaat si li nga xamante ne bii gënoon naa fas si wàllum xibaar si àdduna war nga këpp di sommet bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal si Paris lël bu mag boobee nag jëmoon si lu gën a bijji koomum déndu Afrique dellusiwaat na ak kàddu njiitu réew mi nga xamante ne doon na soññ ñaar fukki réew yi nga xam ne ñoo ëpp ay lisin si àdduna bi ngir ñuy dugal seen i koppar si ñi nga xam ne ñoo di koom-koomu Afrique lu ko mën a soqali moo di ñu daal di yeesal doxeenu koom yi waaye nag du di leen joxañ saa su nekk fa ñuy jaar loole si xalima ak ñi nga xam ne ñoo bind xët yu wute yooyu nag si yëglekaay bi di l'info rawatina ki nga xam ne moo di grand reporter bi di Mamadou Sarr nee na jàpp na ne ak taxawaay gu yees la diggante dendu Afrique ak réewum France di article de la semaine njortu ngeen ko ñaan Seck Alaaji Malick si Seck Moussa Fall. sommet bi ñu amal Paris jëm ci koomu Afrique ñu ngi koy waxtaanee ba tey ay njiitu réew yu bëri jóge ci continent bi ngir waxtaanee ñu ñuy soqalee koomu Afrique yéen kaay bi di l'info jàpp ni France Afrique autrement nañuy wax jamono ji. beneen doxalin la jël mooy affaire colonialisme parce que cycle la rek France Afrique dafa am cycle ba nga xam ne dafa jeex parce que France Afrique mu ngi commencé bi ñu décoloniser ñeneen jeex nañ indépendance mais c'était pas amu doon indépendance en réalité parce que France dafa dem mais indi ay pays africain bu nekk mu teg fa ñitam une sorte de préfet comme on dit les préfets de la France bi loolu jeexee ñoom ñu xam ne mënatul dem comme avant France Afrique
parce que président France yu bëri wala ministre France yu bëri yu de la coopération dañu waxoon ne ñoom France Afrique day jeex parce que c'était De Gaulle c'était Jacques Foccart ñoom ñoo ko fi indi woon mais France Afrique boobu dafa sonal Afrique parce que dañuy dafa France Afrique boobu day indi ay entreprises françaises ñu nekk fii di manque suñu xaalis di manque suñu koom-koom di ko yóbbu seen dëkk pour dundalee ko France parce que dañ na ñëpp wax nañ ni gëstukat yi ne France su nekkul Afrique dëkk bu ndóol la quoi 20e puissance mondiale lay doon donc France Afrique boobu dañu foogoon dafa jeex Macron bi mu ñëw en 2017 dafa ne moom France Afrique day jeex mais ndekete jeexul moom dafa ñëw comme ni ñuy wax bukki bu sol deru béy la quoi parce que autrement bu gën a subtil bu gën a fin la indi pour nax nit ñi encore gën a noot africain parce que suñu la dugalee ci pièce boobu nga signé ay contrat pour 20 ans ay entreprises françaises ñu lebal la xaalis parce que suñu la xasee lebal mais ñoom ngay liggéey la parce que di nga fay intérêt di nga fay bor bi donc duñ la ko mës a baal. wax lu jëm ci relance économie africaine ci continent bi paradoxe la ci gis-gisu grand reporter bu journal bi mu xam ne li ni mel ci page 4. ci forme bi suñ ko xoolee warul doon nekk France Afrique sax la gënoon jaadu mu nekk fii parce que ñi fa dem ñëpp ñu ngi def ay milliers de kilomètres pour dem France fekki benn nit Macron. ensuite fekki ñu ne dañuy waxtaanee affaire développement Afrique mais développement africain ñoo ci gën a jekk parce que comme on dit loo xam demba ma demba gën la xam boppam donc africain ñoo gën a xam seen maal. paradoxe la ci wàll yi mënuñ ko comprendre parce que soo amee xel di xalaat da ngay wax ne mais lii nan la mën a amee. France mais dafa doy waar ensuite dafa métti contrainte de temps contrainte d'énergie alors que ñu mënoon dajale ay africains à Dakar à Abidjan ensuite mu dundal hôtel yi parce que si délégation yi ñooy dépense et cetera dina am lu mu jur sax Afrique mais dafa mel ni France aussi ils ont bien calculé dafa ñoom seen économie dañu bëgg a doxal moo tax ñu indi France africain yi là-bas ñoom ñu dépensé fa seen euro seen xaalis et cetera hôtel France yi restaurant France yi stylistes yi français yi am ci xaalis quoi. intellectuels yi jàpp ni lii domination économique la puissance colonisatrice bi di teg ci Afrique. en réalité la nouvelle donne mooy loolu léegi dafa am opinion publique bu am doole ay intellectuels ay anciens ministres ay anciens premiers ministres ay journalistes yu am tour ay activistes Guy Marius Sagna comme waaw FRAPP France dégage ñooñu dañu am kàddu ensuite dañu leen di déglu ensuite réseaux sociaux yi aussi daf leen jox résonance nga xam ne fu ñu waxee ñu déglu leen te ñooñu lii dirigeants yi nangu ñoom nanguwuñ ko ñoom dañu bëgg doxalin ba nga xam ne partenariat la 50-50 win-win ñun ak européens donc ñooñu yëkkati nañ ne sommet bi waru doon nekk France mais aussi africains yi ñoom ñoo waroon jëlal seen bopp seen avenir parce que tubaab yi mënuñu gën a xam suñu soxla suñu jàngoro africain ñun xam nañ ko mais jàngoro africain ñëpp xam nañ ne corruption la mooy contrat yi nga xam ne dañuy jël ay suñu ressources naturelles suñu ressources minières pétrole gaz ak yeneen ak ay secteurs yi nga xam ne ñooy indi xaalis ay ports yi ñu jox ko entreprise française yi loolu moo nekk suñu problème nga xam ne ñoom dañuy nànk fii suñu amee croissance ñoom ñu yóbbu ko mooy croissance bi du mës a feeñ ci ni ndóol bi duñ ko mës a faj mais suñu bëggee loolu ñoom loolu la ñuy wax ne nañu changer partenariat bi mu nekk win-win égalitaire mais que gagnant-gagnant quoi moo gën ñu continuer di ñu def suñ ko defee Afrique 21e siècle bi ñëpp waxoon nañ c'est le siècle de l'Afrique mais dañ ko nar a perdre encore et ça démarre très mal quoi avec ce genre de sommet. bi le sommet chef de l'État Macky Sall def na plaidoyer bu am solo lu mu bëgg rek mooy ñu fexe ba Afrique jot ci vaccin bi ci anam yu yomb naka noonu financement yi tamit bàyyi ko ginnaaw loolu yëpp ngir continent Afrique soqaliku. plaidoyer bi am na solo parce que soo xoolee discours Macky Sall ak comparé ko ak benn discours bu kii doon waxal Afrique presque muy Tshisekedi yi nga xam ne moo jiite RDC jiite Union africaine mais bu Macky Sall moo tane parce que Macky Sall dafa bëgg a woon occidentaux yi ne droit de tirage spéciaux yi nga xam ne les institutions de Bretton Woods Banque mondiale FMI ñoom ñoo koy joxe ñëpp ci war a am accès mais waruñ ko jox indirectement les pays occidentaux ñooñu lebal indirectement les pays africains parce que day gën a dis quoi parce que ñoom dañ ciy tegee intérêt et cetera di la si note et deuxièmement li si gën a doy waar mooy ñoom européens dañuy laaj lu bëri jox la si 10% financement yi parce que si 330 milliards de dollars ils vont donner 30 milliards de dollars de droits de tirage aux pays africains xam nga loolu c'est presque une goutte d'eau dans la mer du dara quoi donc Macky Sall loolu la wax donc pour que dafa leen teg seen responsabilité ne leen lii jaaduwul c'est-à-dire injustice la quoi donc injustice boobu aussi dafa war a arrêter c'est-à-dire Afrique dañ ko war a traiter d'égal à égal ak pays occidentaux yi quoi.
jaajëfal ko Alaaji Malick Cissé jaajëfal leen yéen it ci teewlu bi lii moo yëkkati bi la jotaay beneen jotaay 19h45 la dund si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Osama Monique Sagna waaye xibaar day wéyandi si www.media.sn